Alhaj Cheikh Dr Ibrahima Gassama man on a présenté wala si délégation a santate a banjanu on no kenadi kajembe ngare korimak no law mati balabu jonjon bambuka ko bellañ no jukaajo ko bungara bukante beja ko momak baba kan manji mone koko di brok popu sofalija tate momak niken pan kutarde roka won korinom donc Ibrahim Gassama vous avez la parole inchallah barakatuh bukanom kati sinja kumpawum sinyayom yomde safur muy burum ni safur di fana kambitate mesdames messieurs population de Sindia, distingués invités, au nom du comité d'organisation de la 6e édition de la Ziara annuelle de Cheikh Ousmane Suntou Badji, les khalifs jumeaux Hassan et Hussein, je voudrais vous remercier chacun d'avoir pris son temps pour venir honorer de sa présence cette cérémonie que nous allons démarrer à l'instant après les prières. Je voudrais donc saluer toutes les autorités ici présentes, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, les autorités militaires, les autorités politiques, les chefs religieux, guides religieux et toutes celles et tous ceux qui ont pris leur temps pour venir assister à cette cérémonie. Je n'oublie pas mes confrères des radios, la radio GMS FM et la télé GMS, sans oublier Zik TV, Zik FM, mais également la radio Foni FM, ici à Sindia. Et je salue également Madame Aminata Mané de l'UR Santé Yalla et Elise Sophie Sagna. Nous allons donc dans un premier temps procéder aux allocutions. On va donner la parole d'abord à M. Kelenor Sané au nom du comité d'organisation, puisque la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, certains peuvent ne pas comprendre, puisque le vénéré Cheikh Ousmane Suntou Badji a été rappelé à Dieu en juin 2017. Normalement, c'est la date anniversaire de son rappel à Dieu que nous devrions célébrer. Mais vous avez vu que c'est le 16 juillet que nous célébrons. La date est importante, les voix autorisées y reviendront. Elle marque le jour où le vénéré est allé à Rome remettre un exemplaire du Saint-Coran au pape au Vatican. Et ça a donné un peu le déclic à ce dialogue islamo-chrétien que nous vivons particulièrement ici en Casamance, où chrétiens et musulmans sont frères et sœurs. Donc c'est ce qui amène les organisateurs à célébrer le 16 juillet. M. Kelenor Sané reviendra largement. Ensuite, nous remettrons la parole au président du conseil départemental et puis à M. Bound Aïdara au nom de la famille chérifienne de Darou Khairi, mais au nom également de M. Doudouka, qui a également contribué à l'organisation de cette cérémonie. Sans oublier le parrain, M. le maire, qui nous accueille, M. Ansou Sané, parrain de cette 6e édition. Et ensuite, nous remettrons la parole à M. Abdoulaye Badji, ministre conseiller personnel de M. le Président de la République. Et puisqu'on parle de dialogue islamo-chrétien, avec les khalifs, on a jugé bon d'associer nos parents chrétiens en cela. J'inviterai M. Aubin Sagna, secrétaire général du ministère des Transports, au nom de la communauté chrétienne, à venir prononcer un mot. Et puis nous remettrons la parole ensuite à M. le ministre Abdoulaye Badji, M. le sous-préfet de Sindia, et au khalif Hussein et Hassan, et enfin M. Fa Ousmane Bodian qui va bénir et clôturer cette cérémonie. Je voudrais saluer mon ancien confrère de Sud FM, Taïb Sosé, que je retrouve avec grand plaisir. Taïb maa ngi lay nuyu ñu bokkoon Sud FM ak yow yàlla def tey nga ñëw fii ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel mbokk yi kon niñ ko waxee ci kàllaama nasaraan laataa may jox kilifa yi may tudd nii ñu jël kaddu dama leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam mag góor ndaw ak jigéen di wone suñu mbégte ci tànn bu ñu tànn ngir ñu ñëwaat fii téye micro bi ngir mën ñun nit indi lu ñu mën ci mbir mi man duma fi gan daanaka ci kër gi laa bokk ndax diggante sama waajur bu góor ak kii di ku ñu màggal tey mooy Hadj Ousmane Suntou Badji daanaka
dara doxul seen diggante lu dul jàmm ak salaam. fii ci jumaa ji am naa sama mag bu góor ak sama mag bu jigéen yi fi tëdd ndax bu ñu génnee àdduna Cheikh Ousmane Suntouba yi dafa nañu indi leen denc leen foofu kon dafa mel ni tey kon sama kër laa ñëw looloo tax maa ngi gërëm bu baax a baax ñi fi nekk tey di perpétuer li nga xamante ni moom la fi bàyyi mu xamal ma lu bëre tamit ndax bu may door liggéey recevoir na ma fi wax na ma ay wax yi nga xamante ni topp naa ko te it gis naa njëriñ bi kon nag bu ñuy màggal ku mel noonu tey baax na ku nekk ñëw teewee wante ni ma ko waxee ci kàllaama nasaraan dina xaw a jaaxal ñu bëre ndax Cheikh Ousmane Suntouba ji bu mu laxoo weeru juin la woon atum 2017 lu ñuy màggal tey daanaka mooy bés bu nga xamante ni dem na Rome ci ki jiite jàngu chrétien ni mu jox ko téere alxuraan loolu la ñuy màggal tey mooy fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet muy juróom ak benneel yoon gi nañ kuñ ko dooree ak tey jii di ci gërëm bu baax a baax kilifa yi fi nekk monsieur le ministre monsieur le sous-préfet parrain bi monsieur Ansou Sané di seen doom di seen jaraaf gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ni kilifa la ñu nekk ci diine gi gërëm tamit suma xarit wax naa ko sànq Tayib Socé incha allah xam naa bu guddee dinañu sàkku bu baax a baax waxtaanam kon nag ci tënk daal cérémonie bi nii lañ ko war a tëralee donc nous appelons monsieur Kélénor Sané à venir au nom de la famille de Cheikh Ousmane Suntouba ji prendre la parole léegi ñu jox kàddu gi kii di Kélénor Sané mu xamal ñu li nga xamante ni moom moo ñu fi tax a toog tey monsieur Sané vous avez la parole ñeenu sina furima muambi Kélénor Sané بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين صلوات الله وسلام عليه وعلى كل رسول أرسله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Discours des califes jumeaux, Cheikh Abdul Hassan et Cheikh Abdul Hussein, vous souhaite la bienvenue. Le 16 août 1966, debout dans sa caïma de Pintouf Fan, Suntou proclamait: je viendrai ce livre à la main me présenter au souverain pontife. Il faisait donc allusion au Coran Karim, au Coran, qu'il remit au pape quelques années plus tard lors de leur célèbre entrevue au Vatican le 16 juillet 1969. Ces gestes qui symbolisent le rapprochement entre musulmans et chrétiens, un geste auguste et audacieux. Il fut aussi noté que l'audace fait la force et la valeur des élus de Dieu. Musulmans et chrétiens œuvrent pour une même cause, le meilleur devenir de l'homme dans ce monde et dans l'autre. Tout musulman qui conteste l'évangile ou qui accepte un seul prophète est exclu de la communauté musulmane. L'islam signifie soumission à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et il a existé bien avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien avant Jésus, Isa alayhi salam. Bien avant Moïse, Moussa alayhi salam. Depuis Adama alayhi salam. Pour plus de précision, nous vous renvoyons à ces quelques lignes du Coran al-Karim de la sourate Al-Imran, verset 84, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous croyons à Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Ibrahima, Ismaïla, Isiaka, Yacouba et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moussa, à Issa et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. L'islam
accepte, reconnaît Jésus et son évangile, ainsi que toutes les religions qui ont été révélées. Nous savons que la religion est surtout fondée sur la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. L'essentiel est dans la morale. Cheikh Suntu Ousmane Badji disait: celui qui connaît le Seigneur par la voie de l'amour, seul meurt dans la familiarité naïve. Celui qui connaît Dieu à la fois par la crainte, l'amour, la connaissance, Dieu l'aime, le traite généreusement, s'approche de lui et lui fait comprendre. Pour Suntu, il n'y a plus grand honneur que l'islam et le Coran al-Karim. Pas plus grande générosité que l'amour, mahabba, pas de vêtements meilleurs que la paix, pas de trésor plus précieux que la ridda, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'humilité qui signifie la repentance. Il n'a jamais considéré une seule créature, fût-ce un animal, comme étant au-dessus de lui. Humble avec tous les êtres vivants, bienveillant pour tous, indulgent même à toutes les faiblesses humaines, cet homme patient et délicat savait que le plus important n'est pas seulement la prière, le jeûne, le ramadan, le hajj, mais ce qui était essentiel, c'est rendre l'amour que Dieu porte de toute éternité à ses créatures. Amour incréé qui est l'explication et la justification du monde. Hassan et Al-Hussein vous souhaitent tous la bienvenue. Marhaban bikum wa ahlan wa sahlan fi aynu salam. Barakallahu fikum, jazakalakum khaira. Pandu tukendu ko jola jati. Ani ko nyaaw jaw. Ko nyaaw jaw. Yo. Nane jat wakanu munu ubenga dere di ziara uye. Di funaka fanu manje di MTAT 1966-69. Umwami Ampaola Cheikh Ousmane Suntu Badji. Namama yoku Rom. Yani fanati kutioli ku chrétien mana senil alcorane parce que na rego rek mati pambaj funak panijo iseni alcorane parce que uli di muyul ulu bu kokon hani ul konem ulu ku musulman moy ku chrétien mais di diine Isa nkonkem Jésus ensa ku manjo man yo kammi po na jaw ji a panuja di an musulman pana jaw di a chrétien o pana jaw di musulman yo na arege munu tukena parce que wata yoy be jaw ci teunk dal ki di Kélénor Sané né mu ngi gëreum ñep di rafetlu ndaje mi di nuyu ñep ñu fi tew lu mu wax nak loolu lañu doon wax sank rek ci fateli moy bëss bi nga xamanteni ki di Cheikh Ousmane Suntu Badji dem na Rome Italie joxe alcorane téré bi ndax daf ko digone mu jëfee ko ndax daal nee na ñun ñëpp benn lañu ku nekk ak sa diine dëgg la wante ñun ñëpp borom bi lañu gëm loolu moo tax mu dem jëbbal ko jox ko alxuraan bi nga xamante ni moom mooy maanaam fondement l'islam mooy diine bu ñu gëm looloo tax boobu ak tey ji mën nañoo wax ni moom moo xàlli yoon ngir jàppante ak xaritoo bu am suñu diggante ak suñu mbokku chrétien yi. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Belang mani safe mite da bo nyawal yo. Njom dey saf. Le vénéré El Hadji Fa Ousmane Bodia. Njom dey saf ku Halifa keti département Bignona. A Halifa eti Fogni. A Halifa eti Kalunay, a Halifa eti Bluff, eti Mandingano Malaketa. Injom dey saf Sherifa, an manjajat makana pour lo ken. Banjapi lemu nyano muduom Panjabi. Injom dey saf Amoro Bunama. Injom dey saf Famfam. Jama musulman ku moorëg ku suutiyëg njom des saf. Monsieur le sous-préfet, monsieur le colonel commandant
de la zone militaire de Sindian, mon grand frère, Monsieur le ministre, conseiller personnel du président de la République, et pour l'occasion envoyé spécial de Monsieur le président de la République et l'ensemble de la délégation qui vous accompagne. Monsieur le président du conseil départemental de Bignona, distingués invités en vos grades, titres et qualités, Ya Khalif, Abdul Hassan, Abdul Hussein, Nyom de Safo, Abaraka, di Fojoja Fanji Sena, feti l'islam, feti Kadiamor, feti Kambenge, être le parrain de la célébration d'un acte posé il y a bien des années et qui a transcendé tous les clivages est un honneur incommensurable. Ñom di salu di buñay ki la yangi sena. Ñom de rek ku délégation burum ka yalo ñaataate. Sinja yo mene yabu. Communauté Sinja yabu yab. Bare famille yeti le vénéré suntu baji yobé yabul. Un homme de Dieu, un homme de paix, un homme multidimensionnel qui a posé un acte un jour. Yanu manje nya wata et yon prega meti le vrai sens yeti lak lek la jaar non dalé jukuyo. Le dialogue islamo-chrétien. Au-delà du dialogue, c'est la culture de la paix, de la concorde et du pardon que signifie l'acte de opposition. Mo kane tate dani jumnya Sindian njom de law ano sani ani luce ano san ani wuje safut ano san anu manje acte ni kane ba wotut ni luso njom de rek musulman burum ku yanfo bare njepore ni yanfu ku musulman burum ano san wana kane na manje amanju. Monsieur le ministre, njom de saf di délégation ya bare di belenke biya njom de saf monsieur le président de la République son excellence Macky Sall anu manje jaar di fu tantaw fe na ngoru karamben aseni nane u jawdi délégation ya baje sembe urinja nu sanom ka saf nu sanomi kanimbara bara por nu regi mati masa yoy mene ngare ku cili e ngay nand ku cila yoy mane e ngare mukana meta moro mane tebe yo betanka teben ko re en tant que maire de la commune de Sindian acté le président de la République son excellence Macky Sall et ringa ring de Sigir urinja nu rego au nom de la commune de Sindian au nom du conseil municipal que je dirige et en mon nom personnel Indjom de Safo, Indjom Bokani Mbarao, Indjom Boka remercio. Occasion ngay ouye. Biji balom panewunam parce que c'est la solennité et les figures religieuses kala kom tate koku jebe wunamay sembay mani rek fori mawf. Du haut de cette tribune, devant Dieu et les hommes, devant les illustres hommes de Dieu et les khalifes présents, je voudrais, comme le président de la République, son excellence, monsieur le président Macky Sall l'a rappelé bien des égards, à mon nom personnel, et en tant que musulman, croyant aux préceptes de l'islam, je voudrais m'engager, je voudrais solennellement dire que moi, Ansoumana Sané, fils de Fatou Badji et de Bakary Sané, né et grandi à Sindian, je ne poserai dans le cadre de mes responsabilités et dans le cadre de ma vie privée aucun acte. Je ne soutiendrai aucune personne et je ne porterai aucun projet qui va dans le sens de valider
ou d'insinuer, ne serait-ce que pour une petite seconde, l'homosexualité au Sénégal. Jamais. Jamais au plus grand jamais je ne poserai un acte pareil. C'est contraire aux préceptes de l'islam et c'est contraire aux valeurs que nous incarnons. Le président de la République l'a rappelé, je voudrais à mon nom personnel le rappeler ici. Je suis candidat, tête de liste départementale. Je voudrais solliciter vos prières et votre accompagnement pour que dans le cadre des tournées que nous avons, furim fanosan ni tebne dikan furim feti kayre ka sanken kanosan ni jebi ka sanken dikan ka sanken ka jebi ka jutum Casamance focul wanosan woni jebe kan di elus an ba wutut na yan fom bare kan di karibe no di kamangum ko soforo mak njom de lawu tam ji rok di an bare pore kanom di kayegora kanu manjo ko pore Casamance yondi kayiteni wuli tu nyayokon ampa okon forungu nande nyes bare emite yo ce yo senem emite kane sen e sen jadi wati wala burum di wati mofam wala tunu jutuma Casamance yoro la be kadiam njomde safo ni salo ni remercie amina mo rombo ko duwa bismillah ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات آمين الأحياء منه والأموات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وبحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله Mina Camara mu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar inshallah di leen dokkeel inshallah di nuyu mboolem ñi fi nekk ñëpp inshallah bismillah ok salaatu ala nabi ñi delloo ko ñaan bismillah اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين te ñëpp toog nag inshallah ñi may ko mu dem rek ñu continuer cérémonie bi inshallah nane homme des SAF umwami monsieur le ministre Ablaye Badji namanjo man pio pio nana la comme di arrondissement ti Tenduk démité ti 2005 mais na libor di po délégation nu manje akarungun ku militaire ak de colonel Moussa Mané parce que epoye bukanak po babagn nafa fanfan yo kambi homme des sal kati armée na libor le po di umwami colonel Moussa Mané na saf monsieur le maire na manjo man balakan maire parce que ku lakoyen lako manku mik mana wonko téléphone balakan a maire homme des salpo bukana burom kambitate parce que jat namo wañ mati kumita kuke kanu jumnya babaj ko sumut kanku wonke coronavirus e galen bukanak fanfan mais die duayati kumoro burom kankan man hani kone banut me gumbuli fanfan nasal atemit nane babaj ko sumut kiken kanu manje yoyo mi futi kaf fabajum kapanakati Ukraine di totoreti Ukraine di Russie hani kone loyi me nu juka juk mati waf waju poye hani mbure a serera senkane mo hani mbure ya njiri yemnya e jonene yo bab Russie Ukraine et pour l'homme gaz di pétrole e po yo kambinano sandi je di si boutiques di jujuk mati ku benen prier ti gaz ou bien ya wafo jupo yo kammi nane udua mayo banja annonce ngole na felo nane Sénégal mof mokon yo kammi Sénégal di mofam yeti dunya yommi wafu bajja hani kone loyi panu juka yo kammi na wolen yo burum omde sal bukanak burum na saf ku ne fana kammi taate am na lu bëre li nga xamante ni waxuñu ko fii tey te kii di Cheikh Ousmane Touba ji def na ko ñu déglu baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayidina wa nabiyina maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bala may dugg ci sama kaddu mo bëgg ñaan sama papa Cheikh Boum mu may man digal ma mën a wax parce que su waxee ba pare wax ma waruma teg kat mu ne may na la sama papa la mook sama papa ñoo bokk baay
kon sama baay te mooy représentant porte-parole suñ famille su jëlee kaddu ba pare man waruma teg kaddu ci kaw kaddu su ma mayee yoon moo wax su ma mayul yoon du ma wax jërëjëf sama pap ziare naa maa ngi nuyu ñu tëdd ñii ñaar xalif yu tëdd ñii ñu nga xam ne amul fenn ci biir àdduna fu ngay fekk ay jumeaux nekk ay xalif loolu mandarga la bu nga xam ne war ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax war na laal seen xel war na laal seen xalaat war na tax ngeen xam li tax ñaar jumeaux nekk xalif foo dugg ci biir àdduna doo leen ko gis fii rek la am maa ngi leen di nuyu leen ziar bu baax a baax xam nga yàlla soo defee benn acte bu baax ay milliers la lay fay mais milliers boobu nag su la koy fay ñu am xel ñoo koy gis maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu bépp xalifa bu nekk fii te yenu famille religieuse bi nekk biir Casamance wala bi nekk biir Sénégal di nuyu suñu kal suñu jaam suñu buur kunta kunta yi ñu ngi nii toog maa ngi leen di ziare di leen dokkeel bu baax di des ñii ñu jara fonk la ñu waa kunta kunta ñoom ay cousin rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la maa ngi leen di nuyu bu baax a baax may nuyu bépp imam bi nekk fii may nuyu bépp taalibe bi fi nekk may nuyu jigéen yi di nuyu taalibe di nuyu ñëpp ma nuyu sama frère sama ami l'infatigable Ablaye Badji xarit président de la République ak délégation bu mu àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu monsieur le sous-préfet di nuyu sama xarit Taïbu Socé xamante ñu Dakar ci ay at mais 30 ans après gisante maa ngi koy nuyu bu baax may nuyu sama grand frère yu toog famille Gassama ñii ay modèle lañu ci biir Casamance maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay ci biir Casamance l'homme de la paix est là monsieur Gassama Kopi maa ngi koy nuyu bu baax a baax may nuyu waa Sindian di nuyu monsieur le maire di nuyu monsieur le président du conseil départemental di nuyu sama xarit monsieur Keita mi nga xam ne il a beaucoup fait dans Bignona di nuyu Mamina Camara mon frère di nuyu bépp responsable bu fi nekk monsieur Aubin maa ngi koy nuyu un déterminant un facteur qui ajoute qui est un plus-value à la cérémonie. Sa présence ici marque vraiment on est dans un dialogue islamo-chrétien. maa ngi koy nuyu bu baax di témoigner son discours bu fi tenir c'est un discours pointu bi nga xam ne war na dem ci xelu ñëpp ñu xam ne laa nufarriqu bayna ahadin min rasulihi loolu la andi kon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax. xam nga alquran jàng alquran am na déglu alquran am na yëg alquran am na am na ñu nga xam ne dañuy jàng alquran mais duñ ko dégg am na ñu nga xam ne dañuy dégg alquran mais duñ ko yëg am na ñu nga xam ne ci yëg-yëg boobu dafa am lu ñuy tànn ci biir alquran ñu moomee ko ñu xam ne yonent lii la dox ñun tamit ñu jël loolu ñu doxee ko mu nekk seen mission ci biir alquran Cheikh Ahmed Bamba tànn na dem kaso pour mën a sauver humanité mu dem kaso def foofu ay 7 ans mu ñibbisi loolu mandarga la bu mu jël ci suratu Youssouf ci nekkin Youssouf ci biir bani Israël Cheikh Suntu Badji lim tànn ci biir alquran mooy la rencontre du prophète alayhi salatu salam avec les chrétiens à Najiran. On l'appelle la rencontre de Najiran. À Najiran benn dëkk bu ndaw la bi nekk ci wetu Madina ay chrétiens ñoo fa nekk yonent dem pour waxtaan ak ñoom naka la ñu mën a créer la paix dans la sainte ville de Madina parce que Madina yonent moomu ko de déedéet dafa ñoo fekk ay chrétiens fekk ay juifs moom mu ànd foofu diine mu nekk la une constellation de religieux ñu war a cohabiter
pacifiquement pour créer ce que l'on appelle l'univers de communication humanitaire. Li moko yobbu Madina. C'est pas pour aller implanter sa religion, mais non seulement implanter sa religion, mais pour qu'il y ait une communion entre les religions brahmiques, qui sont le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Li moko yobbu Najira. Mu dem waxtaan avec les chrétiens. Donc, premier acte bi nga xamné mo andi le dialogue islamo-chrétien, c'est à Najiran que ça a eu lieu. Cheikh Ousmane Suntu Badji bu mu jàngee Alxuraan dugg bi ci biir loolu la tànn mu dégg ko mu yëg ko mu jël ko exemplaire am mu jóg di ko dox temps boobu jamonoom lan moo xew c'était la libération des pays africains. De 1960 à 1970, les pays africains se battaient pour aller à l'indépendance. Les pays francophones sont déjà à l'indépendance, les pays anglophones sont à l'indépendance, il ne restait que les pays lusophones. Et il y avait des clivages entre les pays. Le Maroc était en clivage avec le Rio de Janeiro, le Sahara occidental. Cheikh Suntu Badji Diop dem ji Senghor ne ko dama bëgg a tukki dama bëgg a dem Maroc ma dem daj nga dimbale ma Hassan II recevoir ko mu dal di négocier diggante le Polisario et le Maroc bi ñu am accord de paix ñu signé ko Hassan II kontaan ci mu jox ko benn cadeau da nga jox ko chèque jox ko benn livre téere Alxuraan bi nga xam ne c'est écrit en or mu am visionné bu ma yem ci lii rek comme que négocier naa ba Maroc ak Polisario déggoo nañu ba Hassan II kontaan ci mu ne Hassan II doo ma dimbali ma mën a gis le pape à Rome kooku dal di bind pape bi recevoir ko dafa dem pape ci pape bi lu nit ñi symboliser mooy Coran bi mu ko jox c'est symbolique cadeau la bi mu ko jox mais la source de son voyage c'était pour aller négocier la libération des pays lusophones tels que la Guinée-Bissau, tels que l'Angola, pour ne citer que cela, Mozambique, ainsi de suite. Nous devons négocier. Mais pas d'accord. Pas dem gis portugais libéré pays. Le mot waral Nino Vieira ñoo fi ci Amical Cabral ñoo séti ko fi. Li mo waral Houphouët-Boigny jógee Côte d'Ivoire ñoo séti ko fi. Li mo waral président yooyu dégg yépp ci photo lii moo leen andi fii pour ñoo remercier ko lii mooy symbole drapeau yu ngeen fii gis yépp ñu koy taxawal c'est la libération de l'Afrique. Pour magnifier cela, en 1972 dernier voyage de Senghor à Bignona fu mairie bi nekk à l'heure actuelle fala Suntu taxawal sa tribune war bëggul dem ci rond-point bi mais fala taxawal tribune am mu libérer 206 pigeons pour proclamer la libération de l'Afrique devant Senghor. Lii mooy histoire bi nga xam ne moo andi cette commémoration bu nekk di ci mu jóg tamit dem Côte d'Ivoire tam boobu Guinée ak Côte d'Ivoire tuuti ñu xeex mu dem ci Sékou Touré jógee foofu dem ci Houphouët-Boigny négocier ba ñu arrêté xeex bi ñu nekk benn lii mooy histoire lii mooy symbole bi le pape a pensé à organiser à Rome la première conférence islamo-chrétienne à Rome qui a eu lieu en 1973-74 si je ne me trompe de date. Li ma ciy teg ma bëgg a wax ak askan diine du dara lu du toppatoo doomi aadama balaa ngay toppatoo doomi aadama sa bopp ngay gën a toppatoo d'abord sa bopp ngay jëkk a toppatoo d'abord ñu ngi gërëm le président Macky Sall nit waroo iñaan nit su liggéey ñu gërëm ko ñu sant ko président Macky Sall ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ñun dee Diouloulou arrondissement Diouloulou ak ci biir département bi xam ne ñaata forage la fi def xam ne ñaata hôpital la créé tout au long de la frontière xam ne ñaata collège la def tout au long de la frontière xam ne lu mu fi liggéey yépp gis nañ ko kon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax luñ koy ñaan mu yërëm ñu mu yokk ko pardon une petite minute li tax ma ne mu yokk ko
dans toute la région de Ziguinchor, de la Casamance. 40 ans de guerre, 40 ans de conflit avec le MFDC. Sindian moo fi dee, Sindian moo dee, Sindian moo dee, Sindian moo gën a dee, Sindian moo amul dara. Conséquences yëpp ci biir Sindian la nañ yërëm waa Sindian ñu ngi lay ñaan yokk leen dégg naa muy lancer la route qui va désenclaver le Fogny ñu ngi koy encourager bien bon très bien ñu ngi koy encourager mu yokkaat luñ bëgg mu yokk forage yi luñ bëgg mu yokk yoon yi mu yokk ko hôpitaux yi mu ñëw en visite à Sindian mu rencontrer population yi mu dem en visite à Kafountine mu rencontrer population yi loolu lañ soxla ci président ñu ngi lay gërëm yaa nekk ci wetam yaa tax muy liggéey muy xalaat Casamance kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax li ma ciy yëg nag mooy waa réew mi na ngeen yërëm seen bopp nañ yërëm suñ bopp de nañ bugg suñ bopp nañu am fulla ak fayda ñu liggéey réew mi kenn duñu ko liggéeyal ñu bàyyi caaxaan yóbbul réew de ñu liggéey ñu wax dëgg ñu bëggante ñu baalante ñu liggéey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aywa dufti ji sabari o reɗindi manko kalifa mi kutuwola wala be leñu tate wala be leñu layla to conférence to tayib sosiom tate ano san bu jamo. merci Bakoli. voilà léegi dañuy jeexale rek ci ñiy des mooy xalifa yi ndax ñu yeewi nit ñi li ci des nag guddi ngeen ñëw ñu waxtaan ci bu baax a baax ndax am na solo. toogaay gi yàgg na gënaluñu ndax dañuy dellu si waat ci kanam waaye tey dañoo am mbégte tey sant nañu suñu borom bu baax di sant tam suñu kilifa bi fi nekkoon sant kilifa Ousmane Bodian ndax ñëpp xam nañu ni yaramam sutante na waaye ñu jaral ko mu bay lépp lu muy def ñëw teewee ñu ngi ko koy santé bu baax di nuyu tamit suñu mag yi tamit di bul alaaji léegi laay wax sax waaw non alaaji mu bees ak alaaji bu yàgg bokkul ñu ngi koy nuyu di la sant di la wax nga ñaanal askan bi ndax fi nga jógee ñëpp fa la ñuy ut di nuyu tamit suñu frère di suñu mag Kéba di noo ay dara ñu ngi lay sant bu baax di nuyu nag suñu kilifa di suñu wóllëre di suñu soppe ñu naw ko lool di Sidi Mouhamed Kunta ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax ndax borom baax nga am yéeg-yéeg ci doomu aadama wàccee sa bopp dara feesul sa bët dañ la koy seedeel ndax nit rek la ñu xam ñu nuyu tamit suñu ndiyaay yaa ngi ànd ak moom di mu naama ñu nuyu tamit Camara mu xamante ni sa wëllëre la ndax lu la jege rek suñu wëllëre am ci mbégte lool kontaan ci lool wax dëgg yàlla ñu ngi nuyu tamit suñu mag di suñu kilifa di suñu lépp wax dëgg yàlla mu fàttali ko tey ne invitation bi du suñu bos invitation bu baatin la bu dëmb ndax boobu ñun ay tuutànk lañu suñu kanam la woon bu ñu gisee sa ràññeewuñu ndax boobu ndax ay xale yu ndaw lañu woon wëllëre dafa am lu muy ji bu ko jiyee ba pare loolu bu saxee rek jeex na moo tax wëllëre am solo ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax sa kër nga nekk Imam Taïb Socé fii sa kër la ndax dëmb la woon bu ñu demee këram ba mu génneel ñu photo yi wallaay dafa mel ni ndax bu amuloon yëg-yëg ci góor gi du garder photo yooyu depuis jamono boobu ndax dafa amoon lu mu doon xaar ndax Taïb nag kenn mënu ko présenter Sénégal ñëpp xam nañu ko ci pas-pasam ci dëgguwam te ci yeete tamit ñu ngi lay sant di la gërëm yàlla la yàlla taxaw yàlla musal la
ñu ngi nuyu tamit dinaa commencer ci colonel bi maa ne ñu ngi lay nuyu di la baalu ak ndax toogaay gi yàgg na te suñu kaaraange ci yow sa loxo la nekk ndax yàlla yow la ko dénk bu la ko dénkee dañuy wàccoo ak yow ñu ngi lay sant di la gërëm yebal nga fii sa ndaw yi tey taxul mënoon nga yem ci loolu nga déplacé waat ñëw ak xat-xat yi nu mu am yëpp nga ñëw toog fi ñu ngi lay sant di la gërëm dina ñaanal yàlla def jàmm ci réew mi yàlla jàmmal la yàlla aar la yaak sa njaboot bi nga yor yëpp. maa ngi nuyu sous-préfet bi dinañ ko nuyu ndax bés bi du bésu xiiroo ak ŋaayoo ndax joolaa yi dafa am lu ñuy wax ko ne ji muuna jang ku ñekkenum ji la ko jaa di ka finta ni kenn war a jot ji yow li jaa nambara ngoon lekkaar waaye dañ koy def diggante séeréer ak joolaa rek tey ñu ngi lay nuyu di la dalal di nuyu nag suñu baay Ablaay suñu baay la suñu wëlëre la bu ñu doonul dara daf ñuy taxaw di fomp suñu rongoñ ndax nit doo xaar ba mu taxaw ba pare nga danga koy fompal rongoñam bu boobaa day xam lu mu doon moo tax nga fompal ko rongoñam boobu dara doonul dara góor gi bu ñu daan yónni boobu sax nekkuñu ci pouvoir mu ngi nii toog boobu ci opposition bi la ñu nekkoon ñoom ñu koy fekk Liberté 6 di koy yóbbul suñu yóbbante pap ci moom ci ñaari voie Liberté 6 yi seen prééminence bi fa la nekkoon bu Bennoo Bokk Yaakaar donc war ngeen xam ne suñu diggante dafa yàgg bu ñu ko waxee waxuñu waxu caaxaan xaaruñu ba mu doon lu mu doon walla moom xaarul ba ñu doon lu ñu doon di nuyu nag suñu frère di suñu goro Ansoumana maire Sindia waaw te nga joxe wàllu goro gi nag ñoo defandoo daanaka lépp depuis ñu nekk ay xale fii ci Sindia suñu xarit la suñu doomu ndey la mu wëlbatikuwaat takkaat encore suñu jigéen suñu rakk loolu lañu sëkkante dañ koy sonal nag saa yi ñu ko woowee rek ñu ne ko demal toppatoo yi mu jóg daw sol dàllam dem defi ko loolu boobu nekkul maire de buñ koy bàyyale bés bi doonul maire Sindia am nga yeneen saa yi nit yi mun nañu foog ni nu mu nekkee maire moo tax ñu jox ko déedéet dañ ko bàyyale boobu doonagul maire tey mu ñëwaat nekk maire ñu xam bëri nañu ay wëllëre bu ñu neexoon ñu bàyyale ko keneen waaw aka ñëw bëri ay kóllëre ñu nekkul sax ci politique ñu xamante ni sax duñu ay jullit te lu ñu xewle ñu teew fi commandant Gomis mu ngi fii inspecteur douane la daaw fii la tabaskiyee ziyaara bi ñëwaat na encore te du jullit chrétien la loolu day dëggal luñ fi doon wax te bi sànq Obin suñu mag la buñ ko bëggee seeti sa day bañ wallaahi mu tàkk dàlloom fekk ñu suñu kër waaye bu ñuy waxtaan ci diine lay gën a wéeru suñu waxtaan mu doon ko am yëg am pas-pas jox nit kër cër ndax toogu fi moo tax ñu koy wax déedéet lu ñuy wax dafa yomb ma ne bu nekkee ut xaalis suñu morom yi lu ñu koy defee mun nañu defee ni ñoom ñu amee xaalis loolu dafa yomb si ñëpp waaye wax mbaaxaay nit dafa baax ci doomu aadama nit bu la yëgee mu fonk la danga koy fonk yëg ko cër dafa am solo respect dafa am solo ci doomu aadama lu ci des yëf àdduna la waaye cër ñu ngi nuyu tamit suñu grand Malou Keita maa ngi koy nuyu bu baax ndax suñu grand la wax dëgg yàlla
suñu grand bu baax la ñu ngi nuyu seen délégation bi yëpp ñi ngeen àndal di leen sant Mamina tamit maa ngi koy nuyu bu baax ñu ngi lay nuyu bu baax a baax moom tam wax dëgg yàlla suñu mag bu baax la te jox ñu cër fu ñu dajee rek mu wàccoo ak jun ñu ngi koy nuyu di ko sant di leen jox suñu nuyoo ngeen jox ko président de la république teranga bu mu ci def yëg nañu ko waaye teranga loxo ak teranga yëg-yëg bu yëg-yëg moo gën a am solo bu leen yebaloon ca sa loxo neen wallaahi ngeen fekk fi teranga bi ngeen fi fekk waaye loxo bu mu ci dugal boobu dafa gën a dëgëral rek waaye teranga bu mu yëg nit xewle nga yëg ko nga mu xam ni ci njabootam nga bokk loolu kooku desalu la dara boo leen demee ngeen wax jox ko suñu nuyoo nee leen ko kontaan nañ ci lool ñu ngi koy sant di ñaanal réew mi jàmm am ci réew bi di nuyu tamit président conseil départemental Yankuba ñu ngi lay nuyu di wàccoo ak yow suñu doomu ndey nga keroog dañuy jógee bi Ziguinchor di ñëw mu wooñu ne ñu daf ñuy ziar si ñu ne ko ñu ngi Ziguinchor di wàcc ñu ngi booru Tébi di ñëw mu ñu jaar fa fekk ko ci bureau ñu nuyante saafonte mu defal ñu tamit teranga waaye taxul ba loolu pare mu toppaat ñu ba fii Sindia ndax rek sàmm kàddoom nee na façon na yéene ñëw ziyaare ñu ba pare mu yeggal yéenew ñu ngi la ci sant di la ci gërëm bu baax di nuyu tamit suñu ay wëllëre ñu xamante ni ñëw nañu fii Ibrahima Sall di doomu Amadou Lamine Sall te Sénégal ñëpp xam ko ràññee ko di wëllëre góor gi nekkoon rakk ci góor gi wax dëgg yàlla nekk ko fi dafa tukki moo tax kenn gisu ko fi waaye njabootam ne teewal ko fi loolu mbégte la si ñun di nuyu tam maître Théo Camara tey moo fi nekkal ak justice yoon fii ci Bignona mooy huissier bu bees bu fi ñëw ñu ngi koy nuyu tamit mu ngi fii bu mu ñëwee jaarul feneen fii la njëkk a jubal si ñëw fii Sindia te du julli tamit encore di chrétien ñëw ba fii toog fii ñu ngi koy nuyu di ko sant bu baax ñu maa ngi nuyu nag suñu kilifa bu ñu waxee suñu kilifa day jaaxal ñu bëri Pape Abdoulaye Kassama sànq dama ko ñëw di fóon loxoom bi ndax moom daf ñu taxaw bu dëggu bay lépp iteewam taxaw ñu boobu jamono mu ngi door yëf yaa ngi dëgër métti mu won ñi ni bàyyi la si ñun te Ibrahima mu ngi koy fàttali fii Ousseynou yu bëri histoire góor gi ku ko bëgg a xam jamal si Ousseynou Kassama di nga ko yëg ndax ci kër gi lañu bokk seen baay ak góor gi ñoo defandoo lépp wax na leen ñaari magom yi ñu ngi tëdd fii ci kër gi xam nga loolu bu muy am ñun juddooguñu ñoom mii mënuñu dara seen bopp jamono boobu loolu ànd boobu bu demee ba tey muy continuer loolu sant yàlla la ñu ngi koy sant bu baax Pape Abdoulaye Kassama ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan yàlla bu ñu mus a juum sa kaw ndax bu mu ñuy door yaa ñu taxaw di wax tamit gis ngeen réew mi bu ñu bëggee mu baax sànq tey junj na ko mënuñu comprendre benn nit taxaw yow nga juddoo ci kër kilifa diine nga ne président day sàcc ci suuf loolu moom ñàkk teggin la warul ci doomu aadama nit ku am njabootam bu nekkul sax président waroo toog nga ne ko day sàcc ay suuf si ay jigéen wala yu demee noonu yow mii sa bopp jigéen jur la dafa am lu tegginawul ci doomu aadama dafa warul ñiy saaga ndey ci réseaux sociaux yi dañ ko war a bay du cëru kenn ndax ñëpp ay jigéen a leen jur boo joxee sa yaay cër yaakaar naa ni war nga xalaat balaa ngay saaga yaay keneen ndax ñëpp nag koo munti doon gis nga ki ngay saaga yaayam nu mu ko juree yow mi tam sa yaay noonu la juree ndax war nga xalaat loolu tamit booy wax àdduna bu mu ñu jaral yeneen yi
bu ñu demee ba léegi ñi ñuy wax star yi comme tey nu mu ko waxee mooy ñiy saaga ay ndey loolu musiba la ci réew loolu dafa warul man yaakaar naa ni bu ñuy bàkkoo suñu réew ba dem ba jël ñooñu léegi ñoom ñooy ne dañoo bëgg réew mi pour jiite réew ñuy saaga ay ndey ñooñu bu ñu nekkee ci pouvoir lu muy doon kon ku waay sëriñ bu wax sax ñu saaga la ndey loolu musiba la sëriñ yi sax léegi dañ leen di saaga ndey nu mu leen neexee loolu dafa ñaaw du question ñun wala dañuy wax lu rafet ci président bi déedéet waaye président mooy suñu kilifa yàlla moo ko fi teg dafa ñaaw nit toog même ñu muy àndal sax war nañ ko wax lii du sa wax du sa cër président kenn waru ko wax loolu bu nekkul président sax chef de village wala chef de quartier sax kenn waru ko wax loolu yàlla dafa bëgg nit bu am sutura kilifteef yàlla moo koy def ci nit rawatina ku toll ni président am ay doomam am soxnaam seetaan yi dafa bëri pexe bu jëlee dut rek dugal ko ci njabootam lu muy def père de la nation. nga toog nga wax loolu président seetaane ñëw taxaw ci nopp doomam yi di yéey nopp yi mu may leen ñaari xel ñu foog ni président daf ko def beneen xel bi di wax sa pap moo ko def beneen xel bi di wax sa pap defu ko seetaane noonu lay fonctionner yu was wi su lay def indi dut ci nit ki ma ne ñun ñii seex yi bu ñu ñëwoon wax leen am na ñaawtee fu ñuy def ñeneen ñi duñ ko gëm ñeneen ñi gëm ko am nañ ñi ñuy wax ñun sa jànguñu yëg nañu ko ñuy wax ñun jànguñu boo leen bëggee xam-xam ngeen ñëw ñu jàngal leen ci wàllu nag bu leen neex nag ngeen ñëw ñu jàngal leen ba ngeen mokkal ngeen dem jàng dafa bëri façon ku nekk ak façon bu ñu ko jàngalee ñun amoon na ay jamono dañu dem ba benn jamono suñu pap soppali jàngal bu ñu daan jàngal xam nga lu ñu daan def suivre information jël ay notes lu xew ci adduna bi di ko noter saa yu génnee ñu nettali ko lii ak lii moo xew ba ma dëbb sama xooy ne mu waaw yow góor gi tam lii ban jàngal façon la tamit léegi desew ñu jàng fa ñuy xool information li xew ci réew yi ñu koy jàng ñu toog ay at ci kanam benn bés ñuy seetaan benn documentaire école yu mag ay doomi kilifa yu mag ñu gis ñu tegal leen ay écran noonu lañ leen di jàngalee dañ leen di laaj président tel réew kan la ministre tel réew kan la directeur bii lu muy def lii lan lay def Bruce yi lan moo xew tey waaw ma ne waaw ñun lu ñu jàngoon ndekete mu ngi am ci ay kilif te ñun jàngoon nañu ko dañuy xam Bruce yi bés bu nekk lan moo am moo tax jàng dafa bëri façon ku nekk yow jàngal sa jàng rek nga bay keneen ci ak jàngo maa ngi nuyu suñu mag di Ousmane Yoro di maire Sansamba déedéet du nu mu nekkee maire moo tax ñu nuyu ko suñu mag la ñoo bokk lépp la ñuy defee boobu doonul sa maire këram Dakar Ousmane Sonko bu mu yebalee délégation ñu ñuy nuyu fa la ñu dajee ñu waxtaan muy suñu lépp di nuyu tamit suñu mag Amoro Baaji yàlla def na mënul teew xat-xat yi ñoo tax wallaahi moo ñuy taxaw si lu nekk wax dëgg yàlla daf ñuy taxaw di ñu toppatoo di nuyu tamit suñu rakku yaay yi ñu ngi fi toog ànd ak seen mag ñaaña Tata Grain ànd ak tamit seen rak mu ngi fii tamit ñoom moom rakkoom yi ñëpp ñëw nañu jógee ba France moom tam mu ngi fii jaar yi suñu tata la moom tamit suñu rakku yaay ñu ngi leen di nuyu tey mbégte la si ñun ngeen ñëw teewal ñu fii di nuyu tamit ñu ñuy représenté ci bitim réew tey imam bokk ci kilifa yi suñu xamante ni ñoo nekk si ñun rakkoom di yaaya xamante ni moo ñu nekkal ci Espagne imam Bakary Thialenor nekkal ñu ci Paris ak tamit
ñu bëri ñëw nañu ci diaspora bi bu ñu nee dañuy lim ñëpp dinañu foone ni ngeen nekkee ci diaspora bi moo tax waaye yaakaar naa ni ku lim président moom bu limul. di nuyu tamit suñu wëllëre rakku Marème Sall Faye Adama Faye suñu wëllëre la wax dëgg yàlla daf ñuy taxaw bu baax ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yàlla def na mënul teew waaye suñu wëllëre la ñu nuyu tamit soirée astu soirée di suñu mag ci France ren mu yàlla def na mënul ñëw ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko sant bu baax a baax di wax tam yéen ñi nekk ci wàllu politique bi fexe leen dal ba dara bu mu ñaaw ndax adduna bi amul solo fexe leen ba lépp rafet waaye di bankuwaat encore suñu baay Ablaye boo demee nga nuyoon ñu président lu mu gën a bëri dañoo toogoon ak suñu mag yi di waxtaan ñu dem seet ko ne ko dañoo bëgg a gisante ak président bu ñuy waxtaan ñu teg suñu mag yi ay conditions ñu ne leen da ngeen bëgg ñu rencontrer président bi ñu ne ñu waaw ñu ne leen yàlla bu defee ñu dem wax suñu baay Ablaye dañu bëgg a gis président yàlla bu defee audience bi am duñ fa ñaan oto duñ fa ñaan xaalis duñ fa ñaan kër loolu mooy suñu condition bi bu nekkee bëgg ngeen ñu am audience bu nekkul loolu bu nekkee dañ fay ñaani dara demuñu ci audience ba ndax bu ñu ko defee ñu wàcc yoon loolu du suñu cër xam nga lu suñu cër président bi mu ngi fiy liggéey Casamance wax dëgg yàlla mil seedeel état yi fi jaar yëpp ci Sénégal jaar nañu fi sëkkante kóllëre ak suñu pap ñu jëflante ci njëkk ak teraanga ci liggéey ak fulla ak fayda du ñu wàcc yoon boobu nag waaye nag si sunu lu mu ñu jàngal tamit incha allah dinañ ci taxaw loolu moom dinañ fexe ba bañ ci wàcc waaye wàllu liggéey moom bëgg nañu moom ngeen taxaw ñu bu baax a baax ndax ndaw yi am xëy ndaw yi surtout ci Casamance liggéey bi baax na gis nga nit booy waxal wax ju rafet Bignona buñ fa daa romb daawuñu fa woon taxaw romb rek di dem Ziguinchor benn goudron rek amoon à partir de Bignona ba Ziguinchor nit waxal nit ci lu mu def Mamadou Lamine Keita bu mu toogee Bignona ngay jaar fu nekk Bignona di am goudron loolu am na ci solo te war na doon référence si ñu bëri Aubin tey bu ma waxee ci Sénégal lu mu defar ci tali bëri na nit da ngay wax sa diggante ak yàlla sànq suñu baay Ablaye mu ngi wax pont bi lu mu nit yi daan fa daj ñun mos nañu fa jaar xaw ma ban heure lañ fa dem toog nañu fa ba guddi nit yi di daj lu métti am nañ benn ziyaara ñu fi daan ñëw bu ñuy ñibbi dañ fa dem ba egg contourné waat dem xaw ma ba dëkk bi nu mu tudd fàtte naa sax fu ñu waxoon fu ñu jaar ah Janjambure fa la ñu dévier aw pour mën a jéggi pour dem xam nga loolu métti na projet milliard Casamance bu ko déggee wax dëgg yàlla suntu baa ji ànd na ak Senghor ànd na ak Abdou Diouf ànd na ak Abdoulaye Wade bare Casamance ginnaaw yàlla ak yonent bi projet milliards yi bu ñu fi duggee Macky Sall moo ko def nit lu mu def déet wala ma tàccuwee di ngeen dinañ foog ne dañuy politique de seede la waaw seede la bu loolu amee fii projet yooyu président Macky yaa ko def ñun amoon na ay jamono ñu bëri dañu foogoon dañu contre Macky Sall wax dëgg yàlla contre ñu ko si dara ndax dañoo demoon ba bay sol yëre yu weex waxoon nañ ko suñu pap Ablaye ñu ne ko dañoo sonn suñu jabar yi ay xale lañu sonn nañu ci fóot yëre bu weex ndax goudron amul si tali bi loolu bu demee ba mu am ba yàlla def lancement bi am na yoon bi day am loolu yaakaar naa ñun suñu ndam la ñun ndax loo doon ut boo demee ba nga am ko bokk nga si ñu ko saxal loolu sa ndam la bu ñuy lancé yoon bi ñun ñii ñoo dem taxaw teewee ko mënoon nañu yebal wala ñu bañ fa dem waaye loo yàgg a ut boo ko amee pour sa dëkk da nga war a sant yàlla te ngeen yokk bu baax yokku leen ci bu baax a baax suñu bàyyi Ablaye lu ñu la wax dañoo bëgg a rencontrer président pour ay projet la rek ay projet yu mag rek la ñu bëgg a def ndax am nañu ay wëllëre ñu bëgg a indi fii ay projet yu mag loolu lañ ko bëgg a gis mu yombalal ñu ko ndax booy tukki ba am ay nit ñu bëgg a ñëw sa réew def fa dara da ngay fexe nag ñu faciliter ñu yombalal la ko surtout ku demee ni président
bu la ko yombalalee ñëpp dinañ ci gis seen bopp waaw waaye bu nekkee ñaan oto wala ñaan kër yàlla nañ ci yàlla musal musiba la sa si ñun ndax askan bi bu boobaa dinañu wàccoo ak ñun audience bi nag war na gaaw waaw ndax tey yëngal na ma tey bëgguma ko woon ndax ci mbooloo comme que wax nga ni suñu baay moo koy toppatoo sa baay buy joxee meew boo ko naalul ci sa baay si koo koy naanee waaw loolu day doy waar daal fexeel daal loolu gaaw ñu ngi gërëm nag Doudou Ka yebal na ay nit fii ñu représenté ko di suñu mag buun suñu baay Imam Ka ak délégation bu ñu àndal ñu indi loxoom ci bés bi ndax moom tam suñu wëllëre la wax dëgg yàlla suñu xarit la suñu wëllëre la waaye na gën a fexe daal diggante bi gën a ratax waaw boo amee yeneen yi dégg sa diggante yaak nit dafa am lu xamante ni waratul seen diggante tam na gën a rafet rek moo gën a am solo ñu ngi koy sant bu baax boo leen demee ngeen jox ko suñu nuyoo nee leen ko kontaan nañu si moom torop ci taxawaay bés bi. am na nag ñu may beral loxo nga xamante ni suñu ay taalibe lañu te ñu ngi ñuy soññ ci wàllum liggéey bi surtout ñu taxaw bëgg a taxawal benn comité bu xamante ni ñoo koy piloté ci liggéey bi ku mel ni Kawsu ak Sëmbu moo beral loxo nag suñu taalibe bi di Adama ku jaabi moom nag wax dëgg yàlla daf ñuy toppatoo bu baax waaw daf ñuy jox ay ginaar yu baax comme gars yi ni ñu koy waxee gars yi ni ngeen dañoo ñoñ ji ginaar yi daf ñu koy toppatool bu baax a baax suñu nit bu baax la lu bëri si ñun ñoom ñoo koy toppatoo di ñaan nag jàmm ci réew mi yaakaar naa kaddu yi presse bi tam ñu ngi leen di gërëm ndax ku xewle presse bi bàyyi seen yitte ñu ñëw taxawal la di teg seen nuyoo si suñu mag Ibrahima ak Khalil Jemme ak Abdou Rahman ak ñi nga àndal ñëpp am na presse bu jógee ba Sédhiou wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen torop ci seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu lool maa ngi nuyu tam suñu baay Alassane Sarr di ko nuyu bu baax a baax ndax daf ñuy taxaw baay bu baax te yàlla def yaram moom xaw a suttante moo tax gisuñu ko fi ndax bu ñu ko gisul ñu foog li leneen la déedéet yaram moom xaw a suttante waaye lu war ci bés bi yëpp def na ko beneen bi mooy dañuy yebalaat suñu baay di Ablaye ci président mu faciliter presse Casamance bi ñu mën a am seen télé yi ndax loolu dafay gën a yombalal liggéey bi tamit surtout Alassane sori na léegi CNRA signé nañu ko signature président bi moo des yaakaar naa audience bi bu amee man saay mun naa indi dossier bi mu yeggali ko bu gaawee daal Ibrahima Badji PDG Zik TV tamit ñu ngi koy nuyu bu baax moom tam yaram moom ma xaw a sutante moo tax mënu fi teew waaye ñoom tam jàpp na ci bés bi bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bon waa Sëmbu tam jàppale nañu bu baax ci bés bi moom tamit ñu ngi koy ci sant di ko gërëm ak suñu frère Ansou Andrak di nuyu tamit Ernest gis naa ko fii ci délégation bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax docteur Malick Badji ñu ngi koy nuyu di suñu frère ci wàllu famille bi suñu doom la waaye ci wàllu at suñu mag la ñu ngi koy nuyu bu baax di leen sant yéen ñëpp bu ñu nee dañuy lim ñëpp dafay xaw a doy waar daal ñu wàcc kaddu yi ba guddi incha allah ñu yeggali ko su si yàlla àddee ñu ñaan tamit am na lu ñu leen dencal ci kër gi daal ngeen yeggee ko di baalu ñëpp nag di ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm bépp taalibi ak bépp ku xamante ni suñu soppe la fu mu jógee ñëw fekkee bés bi yàlla lépp li ngeen sumb yàlla mottali ko ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi baalu ñëpp di baalu suñu mag yi sérif yi ñu jox tamit suñu kilifa di Sidi Mouhamed Kunta wallahi dañ ko dem seeti Njaasaan mu defoon ñu tabaski teranga yu am solo boobu laa ko wax ma ne ko ñu dañoo def tabaski ba pare wallahi bu ñu fi ñëwee sax xar bi mënuñ ciy jël lu bëri te fekk nañu teral nañu bu bëri moo tax sama mag Kéba ni nga wax nga dëgg teranga yuñ fa fekk xaw ma ndax yoon la lay defal waaye bu nekkee yooyu la lay defal doo fa gëj de yàlla def jàmm ci réew mi surtout kontaan nañu lool
waaye sama goro bi nag wax naa la nga gaaw nga def yëf goro waxuma en tant que maire de en tant que goro nga gaaw yëngatu jërë ngeen jëf yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci àdduna bi ndax àdduna bi yëngatu na yàlla def surtout jàmm ci Casamance ndax amoon na ay jamono yëf yi xawoon na jaxasoo tey boo gisee ren mbooloo bi nu mu wàññeekoo loolu ba xaw na gisuwee tuuti moo tax jàmm dafa am solo gis ngeen doomu aadama foo nekk doxal jàmm la ci la lépp xëj jàmm dafa am solo ci ndaw ci mag ci ku nekk yàlla nañu yàlla defal jàmm surtout ci Casamance adduna bi tamit yëngu-yëngu yi am ci kaw adduna bi tamit yàlla nañu ko yàlla teggil ñu am jàmm ndax gis ngeen dund gi nu mu seeree loolu yëpp dara waralu ko préfet bi wax na ko fii te sente yeeki ñaawtee fu am ci bitim réew rek loolu mooy répercuté si ñun moo tax président war a jàppale ñu mën a am suñu yëfu bopp daal ku nekk mën a liggéey bu ñu liggéeyalee suñu bopp amaana yooyu du tegu suñu kaw te tamit administration bi ngeen jàppale ndaw yi liggéey tamit ñu leen di yombalal yeneen saa yi comme que doole gi bëriwul daal ndaw yi bu ñu daanoo seen loxo daal ngeen yërëm leen daal loolu di ngeen ci am solo bu baax a baax a baax wasalaam salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu joxal Sidi Mouhamed ano salina manyi batis imanga yolla yoy tate kiwo jajab Sayyid Muhammad Kunta nanu namora salatu ala nabi bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Mawlana Muhammad wa sallim taslima alhamdulillah bismillah wallahi bismillah amin 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 amin